Donc, comme vous le voyez, voici les bassins de rétention. Wow, bassins de rétention, ils n'ont ni. Donc, c'est quoi le problème? Donc, ça fonctionne déjà. Mais Mougini a 2 à 3 minutes de marche. Donc, on ne peut pas concevoir. Bon, c'est une ligue de Paréoul ou le dit. Les bassins de Mougini, bassin bi ak fi ndox bobu di nek, ça ne fait même pas 3 minutes de marche. Donc ku meuna tabax ay trajet ay kilomètres ci biir dëkk bu toll ni Keur Massar tay bëggoon nañ li mu ñëw am suivi parce que aussi pour le début hivernage commencé na bassin bi mu ngi ni nga tuyoo yële boo leen xoolee ci suuf ci buntu bi lañ nekk ndox mi foofu la war jaar pour ñëw mais on constate ne bu fekkente ne wër nga ko donc boo ko wëree da ngeen di gis ne ndox mi ça vient à ay gouttes yu ndaw lay ñëpp donc mënuñu defar ba pare fokk nga sotti suuf baare mais pare nga da nga war a ñëwaat bassin bi moo am suivi c'est le minimum sinon ëllëg ci biir bassin bi sax mën na yàquwaat et que si tu vois xool nga les tuyaux yi nga xam ne moo war a évacuer ndox bi comme ni ñu tuutee gis nga ñii ci mur bi mais ni ma constaté ni mooy bu yàggee te amul sax benn mesure bi saleté mën na dugaat ci biir bassin bi fatt ko franchement yéemi na ndox bi war a dem ci bassin bi bu nekkee ci ginnaaw bassin bi dina impacter askan bi foofu noonu donc il est important que tey jii ñu ñëw foofu nga xamante ne defaroon nañ ko ba liggéey bi pare parce que mënuma concevoir Sénégal ñu tabax ay édifices buñ ko tabaxee ba pare du am suivi buñ tabaxee édifice bi ba pare bàyyi ko nii tamit loolu yanuwul maanaam en quelque sorte tabax édifice bu toll nii boo ñëwul nga protéger ko gisuma kan moo la koy protéger on peut pas gaspiller notre argent comme ça gratuitement ñu ne defar nañ bassin population bi jàpp ne soulagé wu nañ mais bu ñëwul ñu def par exemple gisal ndox mi ni muy versé woo ci biir bassin bi ci ginnaaw bassin bi laa nekk nii ndox mi nii muy versé bu fekkente ne mbalit yi nekk ci kanamam yëpp dañ di jël di leen dugal ci biir bassin bi est-ce que du yàq machine yi man je ne comprends pas c'est quoi l'ingénieur qu'on parle au Sénégal yow defar nga édifice bu toll nii wëlbatiku fii yëpp macha allah c'est un excellent projet parce que fii nii zone inondable ñu ñëw évacuer ndox bi bin évacuer ndox bi ba pare ñu def fi bassin de rétention mais mes amis de Keur Massar mais regardez xool leen lii ni ndox mi di demee xool leen mbalit bii nii di dugg ci biir bassin bi malgré amagul ndox parce que taw yi bëreegul mais lii bu continuer est-ce que du fatt bassin bi am protection parce que les trous yi ñu ngi nii amul luy segg ndox bi siy dem amul dara yaa rien mu dugg ci biir te pompe ku ko xam ne bëggul mbalit bëggul suuf donc si vous voyez bien xool leen on peut aller plus loin mooy que ngeen xoolal seen bopp lii mooy léegi fii la ndox bi war a jaar dafa tuuti sax lii la fii la ndox bi war a jaar pour dem ci bassin bi lii dafa tuuti mais si ça n'est pas protégé lii bu fekkente ne protégé wuñu ko mbalit mi ci biir la jëm tôt ou tard dafay yàqu te lii première année mu ngi nii ndox bi fii la war a jaar mais imaginez-vous léegi non même bu nekkul fii mais même bu tooy yi bu baaxee tur yi nañ ko ñëw defaraat parce que fii war nañ ko mën a dër parce que mënuma commencer nga commencer sa projet def ci ay milliards de ay quel xaalis bu dul jeex ñu ne pour léegi lii dama siy profité tey ñu ngi ci zone Keur Massar village mais mooy bassin l'ensemble des bassins qu'on a fait à Keur Massar tey bu fekkente ne demuñu am suivi ndox bi ni mu ciy duggee je vous dis bassin yooyu ñu am ça ne sert à rien parce que yow ñi amoon nañ problème ndox tey bassin bi mu ngi jël mbalit bu commencé di jël mbalit léegi yow imagine toi bés bu jëlee mbalit ba fees léegi mu am panne technique les mêmes situations vont revenir donc il est temps qu'on se respecte dans cette république lii mënul wéy lii mënul continuer mënuñu continuer nii comme on le dit on le répète on ne dénigre personne kenn ku nekk li nga war a def ngay def mais il y a quelque chose boo xamante ne on a besoin d'une autorité l'autorité doit réagir metti na trop li askan bi donc c'était juste pour vous montrer fi ndox bi nekk ak fi nga xamante ne fa la bassin yi war a yóbbu ndox yi nekk c'est à 2 à 3 minutes de 2 à 3 minutes de marche donc war nañ ko mën a defar andi ko fii vraiment ba pare nag ñu ñëwaat comme daaw ñu fi ñëw constater lii xool leen mbalit mi
léegi mbayit mi bés bu duggee ci imagine li fii ndox yi war a dem ci bassin bi fii lay jaar yow liggéey nga ba pare ça nécessite tout simplement benn tracteur bi fi doon liggéey mu raser fii nii ñu defar ko dal ndox bi mu ñëwee di dem normal et que toute la population est soulagée mu am sax bu boobaa sax pourquoi pas ñu créer ay ci biir quartier bi des superviseurs parce que aussi lii nii li mu laaj moom mooy politique communautaire ku dëkk ci biir quartier bi ñooy leen yéen seen koñ dafay am ndox ñu ngi leen koy yóbbul mais donc à vous du quartier de se mobiliser bu fa kenn sonni mbalit bu fa kenn taxal bu fa kenn def nangam pour que ñu xam ne seen sécurité moom moo nekk foofu. asalaamaaleykum ñu ngi leen nuyuwaat di leen ziar comme ni leen ko waxee léegi rek si tali bi fële waaw ñun ñoo nekk ay jeunes yoo xam dëkk Kër Massar te duñ seetaan dara di ñaaw Kër Massar moo tax ñu taxaw pour defar suñu dëkk xaaruñu kenn ku ñëw ku autorité bu def sa devoir baax na ku deful sa devoir aussi ñun marqué noonu faible moyen dinañ jéem a xool nan la ñuy def pour évacuer ndox bi comme tali bi nu mu mel noonu ak ndox ça fait plus de 15 jours a ngi nii oto mënul aw foofu nit ñi dañuy wër dëkk bi di xool nu leen dex di aw si roq yeeg roqaat yeeg kërëb te tali bi ak bassin bi deful sax 5 minutes sooy dox tali bi ak bassin bi deful sax 5 minutes sooy dox édifice bu toll nii xanaa duñ ko tabax si dëkk ba pare amul dara gis nga comme vous le voyez fii amul benn ndox bu fi dugg dara dugg fi mais suñ ñu mënee jàppalee defal ñu évacuation ndox bi jóge si tali bi ñëw fii comme que fële ay PVC ñoo fa nekk yoo xamante ni PVC yu ndaw la PVC dafa fat suñ ñu mënee jàppalee defal ñu ko nii ndox bi di ñëw di verser si canal bi dinañu arranger trop arranger dëkk bi mais kenn mënatul aw fii Kër Massar te fii mooy tali principal bi nga xam ni noonu la ñu aw sooy dem ñàgg Tivaouane Pël Njaxiraat Sangalkam yëpp tali bi la mais comme que mënuñu ñu ko defaral ñu dimbali ñu defaral ñu tuyau bu jóge si évacuation ñëw fii suñ ñu ko mën a defaral daal moo gën sinon ñun dinañ ngàcc ak suñu faible moyen wasalaam. Sénégal ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp problème bi ñu am daal mooy benn problème la parce que ñun Kër Massar village si village bi ndox bi jugee terminus bi 71 bi dafay ñëw directement wàcc ci ku xam fii da ngay wàcc ci Tourène bi jógee 24 heures tamit Tourène lay wàcc ndox boobu yëpp wàcc Tourène foofu lay stocké du jàll. donc PVFT bi tuyau bi kenn dindiwu ko 24 heures lañ doon dindi suuf yi foofu la ñu yem taw bi commencé na biir Kër Massar village kenn mënu fay dund te li ma jaaxal mooy ñaari bassin yi ay milliards lañ ci def muy bassin bii Fass bassin Ndiayène mais amul benn suivi bassin yi yëpp benn tali leen koy def ndox yi day ànd ak suuf di dugg ci biir. bassin bi boo demee ci ginnaaw di nga ko gis ndox mi saleté bi yëpp day dugg ci biir du yàgg bassin bi bu du amee 2 jours 3 jours day arrêté parce que saleté bi ak suuf si nga jëlee milliards nag def ko nii te investi lu toll nii te amul benn suivi lu dul suuf ak saleté moo ciy dugg kooku amul njariñ vraiment liggéey bi ñu liggéey fi man kenn xamul benn façon liggéey la tali ndox baa nga fa fii amul benn ndox ku dugg ci biir amul ndox boo demee bassin bi nekk Ndiayène même chose la bassin bi nekk Ndiayène buy taw ndox suuf see yëpp day jóge biir Arafa day jóge biir Fass comment dire sa sanc ba di ñëw ak suuf amul fenn fan war a def karo yi defuñu ko fa ka amul karo lépp suuf bi mooy daw di ñëw ñun gisuñu karo yi tali karo bi waroon indi ndox gisuñu ko si suuf bi lay jaar boo demee foofu ci guy gi mi ngay jógee Arafat ca kaw di daw di ñëw mais vraiment ñun liggéey bi xamuñu façon liggéey ban la liggéey bi daal mooy defar nañu lii mais amul suivi kenn xamul la ndox bi bu ñëwee du dugg vraiment moom vraiment état war na ñëw wax milliards yi mu def ci ki mu ko jox mu xool nan lañ liggéey yi liggéey bi amul benn suivi amul dara ndox yaa ngi nii ci biir dëkk bi ndox bi buy ñëw suuf lay àndal di ñëw kenn xamul lan la ñu ngi laaj nag ñun nag politique gunu suñu yoon nekku ci politique mais dañuy wax tamit li nga xam ne moom concerné parce que bi ñu ko defee population bi moo tax ñun ñi dañuy fay impôt kenn fay impôt population bi tamit lu ñu fi def pour ñoom tamit di leen ko wax li ñu wax kenn xamul lan la liggéey bi daa awul yoon te bu ko wéyee nañoo vérifier ñun li ñuy wax mi ngi nii c'est simple ku ñëw nañoo vérifier ñu problème mu ndox la am moom la ñuy wax ngeen gërëm sant ñun politique gu nag suñu yoon nekku ci politique wasalaam